respecter, comme l'a dit tout à l'heure Théodore Monod. Parce que ce que nous avons vécu tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais c'est impensable, ce n'est pas des jeunes qui l'ont fait. C'est incroyable. Mais il faut que nous revenions à reconstruire notre société. Mais ce pays est en train d'être abîmé. Parce que nous, les responsables, la chance que nous avons d'être députés, on a une 4x4, on a de l'essence, on a 1 500 000, mais quand tu pars de la banlieue le matin à 4 heures, tu vois ces femmes-là qui partent vers les marchés à pied. Et nous, on est là à s'éponger, on est là mais pour rien. On n'est même pas conscient de ceux qui sont derrière nous. Et quand on dit ça, ils vont se dire, oui, encore il fait le parigo, il roule derrière. Mais je suis plus qu'indigné, je suis plus que choqué. Et là, j'interpelle le président de la République, les députés de la majorité de Benno Bokk Yakaar. Il faut qu'on revienne aux réalités de ce pays. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait du chômage, qu'il y ait de la misère, que le président a une volonté extraordinaire de relever ce pays. Et nous, on est là à faire du catch, alors qu'on est du même camp politique. Mais c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'elle va dire, celle-là? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que les jeunes vont dire? Ah ben, ils ne sont là que pour ça. Et en plus, qu'est-ce qui vaut qu'on ne peut pas se parler? Je le dis tout le temps en faisant de l'humour. Un pays où il y a Kharial, Djamagen, Darussalam, où les mosquées sont pleines le vendredi jusqu'à déborder dans toutes les rues. Et on est là et on nous parle de Dara. Mais excusez-moi, moi je suis un enfant de la République, de l'école républicaine. Je ne me suis jamais agenouillé devant un Dara parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir mes pauvres parents pour m'amener chez le marabout. Mais je connais des valeurs, je me suis construit, j'ai fait ma vie, Tamsir. Mais dimbali leen ñu, dimbali leen xale yi, jàppale leen xale yi, ñu développer suñu gel. 9e numéro de votre émission étude et analyse amee fii ci On en parle ak Gandiol TV ñu leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ni moo di seen jàngat yi ñuy amal ci talaata bu nekk ay bés bu ne waaye nag tey li nga xamante ni moo xew ci réew mi dafa takku lool ba tax na xaj na lenn rek lañ ci jukki li nga xamante ni jàpp nañ ne am na njariñ di wax ni ñu ngi félicité ki nga xamante ni moo di Sadio Mané ci li nga xamante ni liggéey na ko ba àgg fi nga xamante ni c'est la première fois ñu ko gis ci histoire football bu Sénégal niki noonu itam li nga xamante ni moo xew ci Guy Marius Sagna ñu di ko ñaawlu ci ñoo xamante ni dañoo taxaw ne kat suñu courant yokku na duñ ko fi yokkee ñu jàpp leen ak ki nga xamante ni moo di professeur Babacar Diop ñu denc leen te la nga xam ne def nañ ko te mooy jàpp ci li nga xam ne moo di grille palais yi wax nañ ne loolu lañ leen di jàppee te sax lu jiitu loolu waa kër Aliou Sall demoon nañ ba àgg ca palais boobu ba tax na kon nañu bàyyi rek li nga xamante ne moo di 2 poids 2 mesures yi ñuy doxee maanaam kumba am ndey gi ak kumba amul ndey gi waaye itam mën nañoo jàpp ne dem ba àgg palais itam ci ay manifestants xaj na wóor ci am réew ndax palais fale li nga xamante ni moo di sunu këru président nekk ba tax na kon bu fekkente ne ku xandaga lay na rek nga àgg fa itam bu boobaa mën naa jur leneen kon itam mën nañoo xoolaat ñi nga xamante ne ñoo di manifester fan la ñuy mën di yem beneen bi ci topp mooy di rafetlu génn ki nga xamante ne moo di Serigne Daara bi nga xam ne moo di sëñ Xaadim wala sëñ Bamba wala sëñ Seexuna bi nga xamante ne dencoon kii woon nañ ko teewoon nañ ko te sàkk woon ci ñu denc ko ñaari weer far ñu bàyyi ko mu dem di wax itam ne ñu régler une bonne fois pour toutes muy li nga xamante ni mooy problème mu daara yi ak li nga xam ne moo di problème mu njàngum alxuraan ci réew mi ba tax na li nga xamante ni ubbee nañ ko moo di vidéo bii nga xam ne moo jëm ci vidéo ba ki nga xam ne moo doon àddu léegi te bokk ci Benno Bokk Yaakaar nekk député ci fi nga xamante ne moo di ca diaspora ba maanaam ci fi nga xamante ni moo di tugal doon wax ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal langue gi di leen xamal ne kat mbir mi nekkul saa su ne ñu tàccu wala saa su ne ñu nekkal fi kenn waaye nañuy xool li nga xam ne moo di jafe-jafe askan wi te di ci yëngu di ci dox li nga xamante ni moo di suñ kemtalaay kàttan ndaxte kat li nga xam ne am nañ ko te moo jëm ci wàllum privilège yi nga xam ne am nañ ko ñoom député yi di otoog essence ak téléphone ak salaire bu toll ci 1,5 million yu mel noonu loolu du ñëpp ñoom ñoo ko am ginnaaw ñoom ñoo ko am nag te askan wi lañ fi war a toogal nañu góorgóorlu ci li nga xamante ni moo di soxlaay askan wi mu nekk lu am solo it loo xam ne mat nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ba tax na kon itam loolu nga xam ne am na ci biir assemblée moo tax nag tey suñu waxtaan dañ koy jëmale ci foofu nga xam ne moo di pencum ndaw réew ñi ndaxte kat am na kàddu yu fay jëpp fan yi yëpp waaye di kàddu yu doy waar danañ ci déglu nag yenn kàddu te dinañ jël ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo ki nga xamante ni moo di exemple bi ci kàddu yi nga xam ne moo fi war a jóg bu ko defee ñu indi ci li nga xam ne moo di suñuy étude ak suñuy analyse dinañ ko commenter incha allah ñu àndandoo déglu kàddu yi Moustapha Cissé Lo yooyu noonu. Le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions maa ngi leen di nuyu di leen sant su ma wax monsieur le ministre xajul fii marron beige la
je suis de l'APR maa créé APR maay APR APR man la mënuma jàppale Macky Sall wër àll bi doon xam bay gerte naan ko ndax li ma doon wax Macky xamu ko biñ nekkee ONCAD 100 000 tonnes 120 000 tonnes moo doon capital semencier man ma def semence fukki at ak nangam xandi giñ doon defee contrôle densité Sodeva lañ doon ma Diop Jale PDS la woon moo nekkoon ak man Sarsara booba gone yi judduwuñu man may gérancé ko premier financement bi ma jot pour semence 30 millions le temps yooyu bu ma bokkee ci pouvoir bu ma xeex nañ ma laaj ci gerte ba pare may opérateur semencier jamani gerte gi niñ koy séddalee baaxul tuul mooy premier point noté ko danaa def question orale parce que dama bëgg a wax gerte gi kenn du ko yàq prix bi baaxul bàyyi leen ñi leen di wër naan leen ay profession amuñu tool du kenn du ko jox ku koy jaay ji café de Rome mën produire 1 tonne nga jox ko semence 10 tonnes 100 tonnes mu jaay ko parce que subvention de l'État ci ne. kon mbokk yi ñoo déggandoo kàddu yi Moustapha Cissé Lo yooyu nga xam ne jagleel na ko ministre bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu mbay mi wax itam lu am solo te mooy bu ñu caaxaane li nga xamante ni moo jëm ci wàllu mbay baykat yi ñëpp ñoo xam ne sonn nañ ci àll bi boo demee da ngay gis ne ñu ngi dund jafe-jafe yu metti nu ñuy jaayee seen gerte gi ak li nga xamante ni noonu la ñuy def ba jot ci jiw yi ak yu baree bari yoo xamante ni saa su nekk baykat yi taxaw di ci tàllal seen loxo Moustapha Cissé Lo mi nag taxaw assemblée jàmbatle ko ñi nga xamante ni moo di baykat yi mu nekk kaddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci ministre bi waaye nag benn mbir rek lañ ciy laaj ndax Cissé Lo mi ci boppam wax ji mu wax daf ko wax parce que baykat yi ñoo ko ñor wala daf ko wax ngir biri boppam moo ko ñor nañu déglu ba tey kaddu yi Moustapha Cissé Lo yi nga xamante ne yëkkati na ko. am na ku may jaay 1000 tonnes yu ngeen ko jox engrais mënu koo fournir parce que amul xaalis banques yi wóoluwuñ ko man ma mën a am 2 milliards ci banques yi di ko laaj bokk ci pouvoir bi di opérateur yi ko président de la chambre de commerce d'industrie ak d'agriculture de Diourbel gone yi nga xam ne bu ñu faloo Macky leen fal ni Cissé Lo du wax di ko saaga du ma ko nangu bu ñu génnee ñaan ma 100 000 1 million bu ñu amee problème 37 millions laa def ci campagne législative yi député yi am na ñu ma ci jox ak i ministre xaalis 300 millions laa def ci campagne yu Macky Sall nañ ma laaj fu ma ko jëlee danaa nangu Aïdara Sylla yori milliard à côté Jinne maa ko formé c'est un entrepreneur yori milliard man waruma yor ay milliards te jàppale pouvoir bi yor ay kayit comme ñoom jiite ay opérateur ñu fay ma 14 ans kenn mënuma chambre de commerce bu ñu ko renouveler man maay fay teg ka fa ne arrêté leen caaxaan yi ñu wax maa fii laay waxee li ma xam bu ma ko waxee àddina tukki barke alquran al karim ay yat ngeen di fab duma ministre yi génnee leen ndax li ma xam naa ko nañ arrêté ku ne ñu jox la cëram man sama wàll duma nangu ku ko taxaar di jëla fab gone yi naan sàngara nekk ci tege ji taxaw café de Rome ak hôtel yi def lu leen neex ñu jox leen ni bon ñu koy jaay ba pare ñu ni ñor na je défie quiconque nañ dem débat li ngeen fi wax ca Abdou Diouf ba léegi ni moo fi ñor mosu fee ñor bu ngeen joxee statistique ni lii la danaa leen wax ni du lii ndax fi ngeen ko teg fan la man maa leen dàq jàng gën leen a xam gerte may lànk ba kandaaru et je vais informer tous les chefs religieux il faut ñu arrêter gerte gi ñuy jox di ko politiquer di ko jox ñoo xam ne ñi bayuñu amuñu tool ba pare ni ñor na jox leen engrais ñu jaay ko bu dee loolu nag ku wax Macky Sall dëgg ñu rey la sànni la nañ ma rey ma baleen xam ne ngor amatu li ma Ablaye Wade defal kenn defalu ma 20 millions moo ko jëkk-jëkkati jox ma ko may ma ko. mu mel ni bu ñu toftalee kaddu yi nga xamante ne dégg nañ ko ci Moustapha Cissé Lo ci kaddu yi mu njëkkoon a wax te doon taxawal lu mel ni baykat yi dafay mel ni mbir mi nekkut ne baykat yi ñoo ko ñor waaye moom ci boppam dafa jàpp ne xaj na ñi nekk ci état bi am na ci ñoo xam ne féetale na ko te moom moo leen ci gën a yey mu mel ni mbir mi kon dafa mel ni pàccoo la ak séddoo ak li nga xamante ni moo di bokk rek gouverner bokk lekk bokk def lépp ndax bu fekkente ne moom ci boppam dafa gëm ne moom moo ko war a jot ndax ci pouvoir bi la bokk ñeneen waruñ ko jot ndax ay xale lañ jàpp na ne war na am alal ndax ci pouvoir bi la bokk ndax ñeneen am nañ alal ci pouvoir bi lañ bokk mu mel ni mbir la moo xamante ni mu jara bàyyi xel mu jara seetaat la état bi ci boppam lii nga xamante ni moom la Moustapha Cissé Lo wax war nañ ci jóg taxaw ci régler ko ba mu leer nañ ci bopp sénégalais yi ndax mënuñ nag saa suñu xëyee am ñeneen ñu nekk ci opposition bi maanaam ay opposant
di wax ay mbir ñu leen di jëli ne leen nañu leeral te ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir pouvoir bi di wax kenn du leen woone nañ leeral wax ju garaaw la wax accuser ay ministre ak ay député beneen bi ci topp mooy mu wax lu bari ci li nga xamante ni wax nañ ko ci état bi xam le ne mbir ma du dëgg bu fekkente ne noonu la demee nañu woo Moustapha Cissé Lo mii mu leeral parce que nag mbir mi waruñ ko di bàyyi noonu te Moustapha Cissé Lo yemut ci loolu nañu déglu yeneen kàddoom. xanaa nuñ neex la ñu yore réew mi justice beeg lépp lu leen neex lañ ko yore képp koo xam ne far na ci di tàccu ñu jox la promotion donte lee da nga doon saaga démb Macky Sall contrôle ko dañ lay jox position yu baax ñi xeexoon d'accord ñu woon ci Ablaye Wade def ñu teg leen à côté bu boobaa na ma dindi ci vice président bi bàyyi ma sama député simple ma nekk député bu koy jàppale du ma am responsabilité ci li ñuy def mais li ñuy def assemblée ànduma ci niñ koy gérer ànduma ci bu dee dafa am 600 millions yu ñu détourné te Moustapha Diakhaté détourné ko am na ku détourné kon ay milliards assemblée nationale nañ ko leeral loolu moo gën mais mënuñoo wax boo xam ne bi dañ koy fa xëpp ko nit parce que dafa am opinion. kon loolu bu ma waxee ne drogue mi ngi ñëw Sénégal drogue rapport yépp mën naa koo génnee presse bi ñëw ma jox leen ko mu ñu wax ni Afrique de l'Ouest mooy plaque tournante drogue bi. Nigéria li fiy dugg di dugg Ghana di jaar Guinée Bissau jóge fu ne Colombie ak fu ne ñëpp gis nañ ko Guinée Bissau lu fa dugg Sénégal lay dugg si yenn yi jaar ci port bi loolu kon ñëpp xam nañ ko leneen li am na ñoo xam ne ñi xam nañ ne am nañ ci seen i njaboot ñoo xam ne ci loolu la ñuy xëy di ci gon ñu ngi Europe ñu ngi Amérique ñu ngi même ba Colombie xam nañ ko am na ñu jàpp na ministre de l'intérieur wax ñaata sénégalais ñoo nekk ci prison yi ci bitim réew ak ci réew mi te drogue lañ leen jàppee kon wax boobu daa jar di wax Cissé Lo nee na li ma wax man maa ko wax et dama ko assumer pleinement waxuma leneen li ma wax intérêt Sénégal la intérêt Afrique la drogue jaay drogue du métier trafiquer faux billets du métier ñi ci nekk nañ leen rechercher xam nañu ñu mu xam nañ ko parce que ñi ngi jàpp ay nit te buñ jàppee nit ñi am nañuy complice man loolu laa wax waxuma leneen kon loolu jërul ngàll nga léegi li Cissé Lo wax te ponkalum député toog ni moom da doon ànd ak ministre ñu dem di dóor ay enveloppe di ko jël di ko jariñoo te waxul enveloppe yooyu nuñ ko dóore te ki ko wax ay milliards la yor te amu ko woon avant ñuy ñëw ci pouvoir bi loolu kon dañ ko war a seet. muy kàddu yi ma doon wax ci ne Moustapha Cissé Lo yëmul ci rek li nga xam ne moom lañ njëkk yëkkati di accuser li nga xamante ni moo di gouvernement bi Moustapha Cissé Lo wax na ci lu ne wax na ci drogue wax na ci détournement wax na ci ay jubadi yoo xam ne ci diggante député yi ak ministres yi la xew mais pourquoi su fekkente ne ci réew mi ñu nekk mooy Sénégal ab opposant wax na benn mbir damay jël misaalu Ousmane Sonko fii la wax ne ni ñu yore pétrole bi baaxul ni ñu gérer contrat yi baaxul ñu ne ko comme da ngay wax da ngay leeral askan wi parce que da nga am li nga xamante ni moo di accusation yoo def ci gouvernement bi da nga war a ñëw leeral ko ñu woo ko fañ ko war a woo ne ko na indi ay preuves et cetera mais lan moo tax Moustapha Cissé Lo benn nekk ci gouvernement bi ñaar mooy mu wax révélation yu garaaw ci côté drogue ci côté détournement ba pare te kenn woowu ko te moom sax sàkku na ne nañ ko woo ndax am na ci ay firnde nee na presse bi nañu toog mu jox leen ay firnde lan moo tee ñu woo Moustapha Cissé Lo mu leeral nañu bàyyi kumba am nday ji ak kumba amul nday ji ci li nga xamante ni moo di gouvernement bi dafa jot nag li nga xam ne mooy xew ci biir gouvernement bi di xew ci biir ñi nga xam ne ñoo di ay nitam député wala ku manti doon ministre wala ku manti doon nañ ko woo mu leeral li nga xamante ne moo xew Moustapha Cissé Lo mi li mu wax c'est grave ay révélation la yoo xamante ne yu jara woo la mu leeral askan wi fan la drogue bi dugg parce que ñu ngi koy xeex pourquoi duñ ko woo mu wax ñu fan lay drogue bi jógee fan lay dugg détournement la ñuy xeex lan moo tax duñ ko woo mu wax ñu ñeen ñoo détourné ministre bi muy wax ak député bi muy wax ne dañuy dóor ay kii ñun ñëpp ñoo xam baatu dóor lan lay signifié mooy dañuy dil loolu nag na leer Moustapha Cissé Lo mii waruñ ko bàyyi noonu mu dem di wax lu ko neex taxaw assemblée ñëpp di ko seetaan mu amaat audace jël vidéo interview boppam wax ci li muy wax ba pare duñ ko woo nañ ko woo ñu leeral. Sénégal kaddu yi neen yoru ko Sénégal liggéey moo ko yor ak li nga xamante ni moo di jub ak normal di leen jox dig daje ci seen chaîne On en parle ak Gandiol TV ci beneen numéro ci talaata bi ñu dégmal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ci saxo beeg déglu beeg topp gi.